salaamaaleykum am internet Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di am mbégte jàkkaarloo ak yéen tey nag ñu ngi fii ci garage Kër Massar bi garage Ndiaga Ndiaye mu tombeek mercredi le 25 mars waaye dem beeg dikk bi am na jafe-jafe boo xam ne clients yi bari nañ fi mënunoo dem chauffeur yi nangu noo yeb ndax conditions yi ñu leen tegal arrangé wu leen waaye bari nañu boo xam ne war nañu xëy waaye mënugunoo xëy parce que amuñu leen yóbbu jëwriñ maa ngi leen nuyu. waaw ñu ngi lay fay bu baax di leen. tur bi nan la. Babacar Diop la. Babacar Diop ñu fekk la ci arrêt bi yaa ngi ci arrêt bi depuis kañ. man depuis 7 heures presque maa ngi taxaw fii boobu ba tey amuñu oto franchement parler lii metti na dëgg la askan bi li am ni ñëpp la dal mais tamit état bi ni mu ko jëlee franchement metti na fii boo xoolee ñun ñëpp dañuy taxañ di jaaroo maanaam dañuy dem wuti bu ñu amee ñëw bàyyi suñu njaboot mais tey bu fekkee dañoo jël tamit xam nga oto yi ne nañu yàpp nombre wala nañu yàpp xam nga ñoom jël seen xool seen initiative teg ko tamit ñun askan bi loolu arrangé wuñu franchement parler ñun dañuy xëy dem wuti ñëw indil suñu njaboot tey lii nii nga gis nii xam nga ni metti na ñoom déjà ñu ngi naan bu kenn dajaloo lee xoolal fii nit ñi nuñ fi dajaloowee c'est pas normal nañ xoolaat xam nga beneen méthode boo xamante ne mën nañ defar te duñ yàq waaw. mais problème bi lan la parce que oto yaa ngi nii mais dañoo gis yabunu. waaw mais tamit xam nga chauffeur yi tamit lu ñu leen imposé ñoom arrangé wuñu leen imaginer xam nga oto bu nekk ñu ne presque xam nga ñaat lay jël sax 20 personnes nga war a sol gasoil aw péage bi xam nga aw noonu dem ñëwaat loolu du la arrangé mais nañ imaginer loolu tamit franchement métti na fu métti yem xam nga péage bii nii su ma sañoon état bi war na ci mën a xam nga jël ay matuwaay jàppale tamit askan bi comme lii askan bi la dal xam nga ñun kenn ñaanu ko yàlla na ñëpp mucc nag yàlla na ñëpp mucc ba kenn du ci loru état bi tamit ñu ngi leen di ñaanal tamit xam nga lépp luñ bëgg yàlla na ci yàlla teg loxo mais nañ xoolaat lii franchement parler métti na fu métti yem. solution bi lan la actuellement yéen ñi nga xam ne yéenay xëy. mais solution bi mooy ñu jéem a xool toog ñoom seen biir comme ñoom ñooy borom doole ñu toog waxtaanaat xool nan la ñuy jéem a xool woowee transporteurs yi ak chauffeurs yi waxtaan ak ñoom xam nga bu ko defee ñu dinañ trouver solution waaw ñun ñu mën di xëy ci jàmm kenn bañ a loru xam nga loolu daal laa gën a gis moom mooy solution quoi mais. Malick dégg nga li Babacar wax di kenn ci clients yi nee na 7 heures ba léegi mi ngi fi 7 heures ba léegi mënoo xëy ba tey clients yaa ngi fi ma nekk ak keneen jawriñ maa ngi lay nuyu. waaw ñuy siyaar bu baax. noo tudd. man Mouhamed Diaw laa tudd. client nga ñu fekk la ci arrêt bi loolu problème bi lan la. man de xëy laa bëgg Colobane laay dooree waar. kañ nga nekkoon ci arrêt bi. 2 jours a ngi nii ubbiwuma sama place xam nga lii métti na xëy mënoo liggéey te da ngay fay luyaas place da ngay fay luyaas kër xam nga loolu dara gënu koo métti ay saa boo xëy doo lekk doo naan xam nga loolu métti na waaw. ñun bi kañ nga nekkoon ci arrêt bi booba léegi. 7 heures ba léegi maa ngi si arrêt bi mënu maa fay. mais li problème yéen ak oto yi parce que oto yi ñu ngi nii taxaw. waaw oto yi moom dañoo 20 personnes la ñuy yeb te ñoom nangu ñoo yeb 20 personnes bu ñu yebee 20 personnes duñu am mooy duñu jëndee gasoil xam nga loolu dara gënu koo métti waaw te jamono ji wax dëgg yàlla neexul boo xëy doo lekk doo naan waaw wax dëgg yàlla métti na trop waaw baax na jërëjëf. nuyu. waaw maa ngi lay fay. noo tudd. Xadi laa tudd Xadi Mbaye. Xadi Mbaye ñu fekk la ci arrêt bi da nga mel ne kuy xëy mais daa am problème jafe-jafe xëy de. waaw dama doon xëy waaw mais mënu ma am oto bu ma dugg pour dem maa ngi jëm ba asalem foofu laay jaay mais wax dëgg yàlla tey moom oto jafe na trop macha allah tey moom wax dëgg yàlla oto ñàkk na trop ñun marché ba fii Kër Massar a ngi nii kon public ni fi nekk ñëpp kenn amul oto boo dugg ba mën a xëy wax dëgg yàlla lii moom yéeme na trop métti na trop parce que ñun ginnaaw yàlla ci liggéey bi ci lañ mën a suturloo daal ci lañ mën a am luñ dundalee njaboot gi dañoo ngi nii kon ko mënuñoo xëy day métti trop suñu côté wax dëgg yàlla buñ sañoon daal ñu bàyyi ñu dem liggéey yi dëgg yàlla. kañ nga nekk ci arrêt bi. depuis 9 heures ba tey maa ngi fi mënu ma am oto waaw. boo amoon lay wax état bi tey lan lay doon. waaw xanaa nag bàyyi ñu liggéey rek parce que liggéey bi tamit wax dëgg yàlla ci lañu mën a yor njaboot gi ndax amuñu moyen kon amuñu moyen ci liggéey gi ci lañ mën a yor njaboot gi ñu bàyyi ñu liggéey dëgg yàlla ñu sañoon daal ñu bàyyi ñu liggéey kon ko ñoom dañ ne 5 heures ñu wàcc buñ xëyee 8 heures ñu dem liggéey bu 5 heures ñu wàcc dem ci kër ga mën a am lu ñu yóbbul njaboot gi mais tamit buñ ñu bëggee bàyyi nii rek ñu xëy amuñu oto bu ñu yóbbu amuñu lu ñuy jàpp tamit xam nga day xaw a métti trop suñu côté wax dëgg yàlla. ñoom ñi ngi bañ dajaloo te actuellement fi am na dajaloo loolu lan lay def ci lii tam. waaw ñi ngi bañ dajaloo tam fi ñu toll nii fii li fi nekk ci mbooloo kenn xamul nu mu toll te ñëpp ñàkk am oto bu ñu yóbbu bu ñu amoon oto bu ñu yóbbu xëy na kon lii lépp du am mais nag amuñu lu ñu yóbbu kon tamit lii mënut a ñàkk parce que ñun lu ñu yóbbu la ñuy wut fii moo tax ñu taxaw fi fees fi del wax dëgg yàlla bu ñu sañoon daal ñu am oto yu ñu yóbbu duñ delloo si. sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. tur bi nan la. man laay la. laay ñu fekk la ci arrêt bi client nga. client la waaw. yaa ngi ci arrêt bi depuis kañ. depuis suba ba léegi. problème bi lan la. waaw problème bi dañ ne presque oto yi lu ñu doon yëpp ñoom duñ ko yëpp quoi ay 15 personnes la ñuy yëpp mais loolu arrangé wul oto yi waaw.
loolu moo tax oto yi nangu noo yab. waaw oto yi nangu ñoo yab loolu tamit arrangé ndax loolu soo naree yab 15 personnes dem ba si péage bi fay sol gasoil mais loolu day métti si ñoom li ñuy wax tamit dëgg la waaw mais tamit lu ñuy bañ tamit nit ñi di dajaloog yooyu noonu mais saa mooy loolu ndax nit ñëpp a ngi nii taxaw nii si booru arrêt bi nii groupe mais lii bi tamit même groupe bi sax danger la waaw groupe bi sax danger la. saafara bu jur jàngoro. loolu mooy saafara bu jur jàngoro ñu ngi bañ dajaloo parce que nit ñaa ngi fay del ci arrêt bi. c'est ça le problème waaw ku nekkee ngi wax ak moromam naan ko ay lii nii nu mu demee nii kërëb ak kërëb mais yooyu tamit xam nga yooyu tamit dañ ko war a sóoraale suñ doon tere ñu tere bëccëg bi sax moo gën guddi si waaw ndax guddi si moom ku si wàcc da ngay ñibbi sa kër xam nga dem tëddi nelaw te am na ñoo xam ne suñu xëyee suba xam nga il faut ñu dem liggéeyi mën a lijjanti lu ñuy lijjanti yónnee seen kër dépense am na ñoo xam ne ba ñuy tëdd bii su guddi fanaanuwuñ ñu ko xam nga mais affaire bi daal suñ ko mënoon a xoolaat xam nga ba seggaat ko xam nga moo gën quoi waaw lii moom metti na trop maa ngi nii bëggoon a dem dafa ji ay rendez-vous pour maire xam nga mënumaa dem ins bi hôpital xam nga c'est ça le problème. hôpital nga jëm nii. hôpital laa jëm nii sami pour dem wuti ji rendez-vous foofu mais mënumaa dem te amoo oto bu la fa yóbbu direct c'est ça le problème. waaw moom loo état looy wax état ñi nga xam ñoom ñooy ngànk nguur gi yor askan wi tey lan lay nekk ci yow. non état sax moom lu mu wax dëgg la ndax affaire de feebar bi moom feebar la xam nga feebar boo xam ne day wàllee xam nga loolu dëgg la mais am na leneen luñ ko waroon a xam nga am na leneen luñ ko waroon a jaarale yoon xam nga moo gën quoi mais nii xam nga ñi ngi bëgg a dem kenn mënul dem kërëb ak kërëb mais 15 personnes dañ ñu indil oto yoo xam ne yooyu dinañ mën a yeb 15 personnes waaw ay bus xam nga mais fii Ndiaga Ndiaye ñoom lu ñuy fayeeku suñ naree yeb 15 personnes fay à péage fay nangam ak nangam duñ si jenn waaw c'est ça le problème mais ñun tamit nag il faut ñu dem wuti ji pour mën a jox suñuy njaboot waaw am na ñoo xam ne ba ñuy tëdd bii su guddi fanaanuñu ñoom seen dépense am na ñoo xam ne balaa ñoo yónnee seen dépense ñu xëy dem liggéeyi mën a yónnee seen i njaboot c'est ça le problème xam nga wala ou bien léegi saa yi léegi mooy loolu da ngay ñëw di jox nit xaalis sax mu lay daw di la cappal ay ñaari baaraam loolu xam nga baaxul quoi. si yow mu jëm hôpital moom waroon nañ laa ci la lijjanti parce que hôpital nga jëm. waaw c'est ça le problème pour wuti ji rendez-vous léegi nan laay def léegi ba dem hôpital problème bàyyi noonu mais léegi xàmmeewuñu tamit même xàmmeewuñu tamit mais est-ce que dinañ xàmmee nit kuy dem hôpital wala ñu yónni la sa kër ne la damal nga jëlee li ma yére wala xam li ma wala damal nga jëlee li ma nangam c'est ça le problème xam nga mais gars yi léegi est-ce que soo leen tegalee ne leen hôpital laa jëm ñoom dinañ la gëm xam nga mi ngi noonu c'est ça le problème mais dañ ñu jàppale rek quoi ñu xool lu ñuy defal quoi moo gën quoi ñun ñu xool lu ñuy gérer waaw c'est ça waaw. yaay booy maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay sant. noo tudd. Wuri Mbaalo. noo tudd. Wuri Mbaalo. Wuri Mbaalo ñu fekk la ci arrêt bi client nga. waaw. foo jëm. maa bëgg a dem Dakar. yaa ngi ci arrêt bi depuis kañ. depuis daal 4 heures laa jóg 4 heures guddi laa jóg togg li may togg gis nga damay jaay añ ma bëgg a dem Dakar jaay gaaw ñëwaate wante amaguma oto waaw amaguma oto. 4 heures du matin ba léegi yaa ngi ci tali bi. déedéet 4 heures laa jóg pour togg ma pare ay neefeer ba léegi maa ngi fi bëgg a demaguma. loolu métti na de. métti na trop te koolal xam nga fan laa jóge maa ngi jóge fii ba Cité Tawfekh ma togg foofu def lii dem ba port moolu wit foofu laay jaayee lii ma am lu may dundal sama doom yi léegi sama demul kenn du lekk moo tax ma def lii kii laa àndal pour ñu dem foofu jaay wante amaguma oto te togg naa ba pare mu ngi ne xam nga lu may def. problème oto yi ak clients yi lan la. problème oto bi rek problème oto bi la client yi man ñi liggéey seen lekk laay dem lebu leen ba weer dee ma am tuuti indi te ñooñu woo na ma mu ne ma dem barke dembu dem ma damaa ragal woon dembu ñu wax ma léegi ñëwal rek ñeen dañuy jël ba pare rek nga dem dembu ma togg ma indi ñu jël ma ñibbisi tey ma woole mu ne indil dañuy jël rek nga dem daa ñooñu dañu bindi par weer après ma am lu may jaay tuuti ma ñëw wala ku jógee Tawfekh ba port moolu wit lii laa jaay li te amoo lu la yóbbu. ma li ma yóbbu. bu amoon looy wax nguur gi loolu lan lay nekk. lii kay moom lii moom man daal li may waxe lii bariwul ndaa ñun ñi amul ñun ñooy sonne rek yàlla ñu yàlla defu jàmm rek yàlla ñu yàlla fayal ñu feebar bi ñu am jàmm ñun dañu foraate rek xaaruñu kenn dañu foraate rek li ñuy dundee xaaruñu kenn loolu moo tax ma ñëw su fekkee woon amoon naa dara ci kër gi du ma ñëw loolu la. Massa ñu ngi lay ñaanal yàlla liggéey bi barkeel. amiin yaa rabbi yàlla taxawu la. amiin yaa rabbi jërëjëf. amiin jërëjëf waaw. ku baax maa ngi lay nuyu. maa ngi lay sant. tur bi nan la. Mamadou Keita.
Mamadou Keita ñu fekk la ci arrêt bi yaa ngi ci arrêt bi depuis kañ. depuis suba depuis 9h maa ngi fi. problème bi ci arrêt bi ak chauffeur yi lan la. problème bi mooy ministre bi règlement bu mu xëy annoncé na Ndiaga Ndiaye 15 personnes oto bi jël 30 personnes ba 40 personnes nga ne ko léegi 15 personnes du sotti moo tax gars yi yëpp mujjee obligé garé parce que mënuñu liggéeyee noonu au moins donc ministre bi mënoon na gëstu aussi comme nombre lay jël au moins su dee mënoon nañ bàyyi sax Versailles yi ñu bañ a toog Versailles yi 2-2 ban bu ne jël 2-2 moo gënoon quoi mais avec 15 personnes oto bi war a jël 30 personnes ba 40 personnes ba 42 personnes nga ne na jël 15 personnes sincèrement du sotti quoi waaw loolu mooy problème bi. ñu gis ni ñoom ñu ngi bañ dajaloo parce que actuellement li ne ci arrêt bi ci ay mbooloo doy na waat est-ce que lii mënul indi leneen. bien sûr mën na indi leneen parce que li ñuy bañ rek mooy loolu parce que ñun ñëpp ak ñi ni yaa gisal sa bopp ñu ngi nii regroupé wu depuis suba ba léegi kenn ku ne bëgg a liggéey mais mënoo liggéey et puis temps bi dafa gàtt parce que dañoo ne à partir de 16h ñu bëri wàcc 20h état d'urgence kenn dootu génnati léegi kenn ku ne yaa ngi profité pour mën a liggéey mën a teel a wàcc au moins au minimum 16h30 nga ñibbi si 17h fekk la sa kër mais actuellement bientôt midi 11h il est 11h passé bientôt 11h moins léegi yow nan nga mën a liggéey kañ ngay àgg Dakar dañu ñu bëri obligé nañ ñibbi dellu kër ga encore parce que mënatoo dem encore il fait naaj na. mais est-ce que ñibbi ñëpp a ko mën am ñoo xam ne bu ñibbee duñu mën a am lu ñu dundee suba. ah mais nu ñuy def dafa metti gars yi foog ñu xoolaataat nu ñuy liggéey quoi waaw. parce que solution bi lan la yow loo ci xalaat. man lu ma si xalaat daal ministre bi na toogaat xoolaat waxtaan ak chauffeur yi xool nu ñuy def mais bu ñu toog rek waa ñu xëy rek indi benn affaire boo xam ne lii la toog seen bureau mais mënuñu xam ne mais il faut ñu ñëw sur le terrain xool gars yi ni ñuy dundee xool clients yi ni ñuy dundee ministre bi il faut mu génn bureau ñëw si arrêt yi di xool si garage yi xool arrêt yi nit ñi ni ñuy mel ñuy war a xëy te mënuñoo xëy oto yëpp gaare. actuellement fan ngay xëy. man port laay xëy. port ngay xëy di jóge fan. di jóge Kër Massar fii. 9h ba léegi amoo oto. 9h ba léegi amoo oto. ñu ngi lay masaw. merci jërëjëf. ay maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. noo tudd. man Fatou Ndiaye laa tudd. Fatou Ndiaye da nga luy problème da nga bëgg dem xëy wuñu ba amoo oto wala lan. ah man de dama bëgg a xëy ndax parce que lii boo yoree njaboot bu sew bëgg leen a dundal te mënoo xëy dina métti ci yow loolu donc mooy samay problème loolu rek mooy samay problème njaboot yëpp a sonn ndax lii ku demul xëy sa njaboot du lekk ndax boo demulee lijjanti ji sa njaboot du lekk loolu rek mooy samay problème te lii yal na ko yàlla aar képp kuy dund ci kër àddina rek yal na la ko yàlla teggil lii yal na ko yàlla teggil njaboot yi loolu rek mooy samay problème loolu rek moom laa ci amoon li may wax. fan ngay xëy ni man ko asalem laay xëy damay fortaatu rek kalangaatu rek taaba rek pour bëgg a yor sama njaboot dong am jom rek moo may yóbbu. kañ nga ñëwoon ci arrêt bi. man ci suba ba léegi maa ngi ñëw te mënumaa dem. luy problème bi oto yi ñoo nanguwul yëpp wala passé cher. ah oto yi de ñoo nanguwul yëpp te nee nañu nombre oto bi bu feesee rek dem nañu loolu rek mooy problème bi da nga baal ma ak wasalaam. waaw moom lay wax tey nguur gi lan lay nekk. ah ma ne ko mu jàppale ci lii yàlla tegil ko mboolem julit ah mu may ñu kattan bi ñu mën a demee ba mën a yor suñu njaboot walaay te lii yàlla na ko yàlla tegi yàlla mi nga xam ne moo yor lépp yàlla nañu ko yàlla tegil. papa ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. tur bi nan la. Ahmed Fall laa tudd. coow li ci arrêt bi lan la. coow li ci arrêt bi Ndiaga Ndiaye dañu bañ a yóbbu nit ñi. nee nañu 18 personnes la leen ministre bi jox te 18 personnes arrangé wu leen mais 42 places kay da nga éliminer Versailles bi bàyyi nit ñi ñu dem liggéey mais ñoom ñaa ngi nii nangu ñu dem mesure bi président bi jël tamit baaxul parce que 20h kon mosu ko gis couvre-feu démb dañu jàpp ay nit di leen dóor ndax lan parce que man mii 5h garage la ma fekk fa laa nekk ba 7h aw ma oto bu may indi. kon yow client. client nga laa fi laa taxaw maa ngi nii war a dem liggéey mënu maa dem ak keneen xool li fi nekk ci nit kenn mënul dem. yaa ngi ci arrêt bi depuis kañ. maa ngi ci arrêt bi depuis 7h 7h du matin ba léegi maa ngi. kon daal ordre yi ñu joxe d'accord. d'accord ma ci benn bu ministre bi du bu président bi amul benn bu arrangé population yow boo nee 20h ni ñuy wàcc 5h ñëw ci garage nekk foofu ba 20h amuloo oto
gars yi ñëw jàppale foofu di leen dóor ñi ñëw dañ ne dóor ñi nekk fii dóor ñi nekk fële. ñoom ñi ngi bañ dajaloo te actuellement dajaloo am na. loolu mooy fu mu am nit ñi ngi nii foo dajaloo it fu mu am ñoom li gën a pire la ñu def fu mu ne nii dañu yokk dajaloo bu dee moom lañ doon bañ xoolal li fi nekk ci nit. tey boo amoon lay wax état lu muy doon. dama ni nañu seet seen mesures yi ñaar ñii benn Ndiaga Ndiaye nañu wàññi Versailles bi bàyyi leen ak sans nombre ñu yóbbu nit ñi ñu liggéey. deuxièmement président bi ne seet mesure am bu mu jël ci couvre-feu bi 20 heures arrangé wul kenn couvre-feu kenn mosu ko xam 20 heures 23 heures la ñu xam mbaa minuit loolooy yoon mais lii arrangé wul kenn ñoom seetuñu baadoolo yi bu ñu seetoon baadoolo yi du ñu def lii ñun yaa ngi sonn am na ñoo xam ne bu ñu xëyul du ñu am dépense ah dañ leen war a sóoraale mais boo nii 20 heures ah mbaa Ndiaga Ndiaye bu ñu weesu 18 kon am ah lu lay yóbbu li baaxul nañu seetaat seen mesures yi président na seet mesure am ministre bi na seet mesure am man maa ko wax waaw. maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay jëwriñ. tur bi nan la. Cheikh Sall lañ koy wax. Cheikh Sall ñu fekk la ci arrêt bi client. waaw dama bëgg a dem Colobane pour xëy asalam de pour dem liggéeyi quoi. ñu fekk la ngeen di débat bi lan la. waaw débat bi de mooy gars yi mesure bi dafa xaw a diis quoi moo tax kaar yi yebuñu gis nga leen ni ñu taxaw daal ñu xool ni ñu ko gën a oyof daal parce que fii li ëpp lépp li taxaw boo xooloon tey koo ci laaj amul dépasse ñetti fan loolu moo ñuy xaw a métti quoi ñu xool état bi daal nu mu ko gën a oyofal te jàppale ñu xam ne ñun ñëpp lay defaral yàqul moom mais affaire dafa xaw a métti si ñun bu dee affaire couvre-feu yi ñu dimbali ñu si parce que donc ñoom ñooy loi ñoom la fi yàlla teg mais métti na trop parce que da ngay gis démb ku jël Ndiaga Ndiaye Colobane 5 heures balaa si fii embouteillage bi téye na ko waaw bu ñuy dóor daal ñu laaj foo jógee yooyu noonu xaw ñu dimbali si dóor yi métti na quoi. est-ce que dóor bi sax jaadu na. ah waaw loolu nag man xam nga man affaire du doar xaw ma ci lu bëri ndax man moom taaba la damay xëy dem sama atelier di ji xaar yàlla ñoom ñoo jiite ñooy xool lu ñu defee ñu dimbali ñu daal wax dëgg yàlla ndax gars yi gis nga ko nii ñu taxaw ñoom ñëpp te ku ne bëgg na loo jox sa njaboot pour lu muy suturloo quoi ndax boo toppoon fii yëpp koo village amul dépense 5 jours te Sénégal ñëpp xam nañ noonu la tëddee ñun ñëpp ay Sénégal lañ ñu ba ñu jàppee koy borom doole quoi fii ñu bëri amuñu doole dañuy xëy rek xaar yàlla da nga gis koo xam ne 500 lay jógee këram dem li jënd dépense wari ko waa këram quoi ñu xool nu ñu jàppale jërë ngeen jëf. fàttali ma tur bi. man Cheikh Sall laa tudd. Cheikh Sall waaw.